Juste avoir votre appréciation tey Omar Gueye ñëw fii Benno dugg commune Tivaouane Peulh Niaga département bi yëpp ñëw tey nan nga dundee loolu ak forte mobilisation bi la topp. waaw tey damay kontaan li tax ma njëkk kontaan mooy presse bi yëpp mi ngi fi taxaw ñëw ànd ak man te wax dëgg neex yàlla nag ci bu naree neex si baxee xeeñ ndax xam naa ne yéen mi toog fii jot bi barewul boo leen nanguwee jël seen temps topp ñu c'est parce que da ngeen jàpp ne que li ñuy war a wax ak li ñuy def askan bi soxla na ko xam askan bi soxla na ko gis. may santaat yàlla bu baax di tàmbali sama nuyoo sama ngërëm ci président Macky Sall ndax ñun ñëpp wax dëgg neex yàlla bu ñu nekkee fii moom lañu fi nekkal muy président boo xam ne yërëm na askanam bëgg na développement réewam te jig na Sénégal te commune Tivaouane Peulh Niaga bi ci commune yi gën a am solo la bokk ndax commune la boo xam ne moo gën a gaaw a màgg ci Sénégal juróom-ñetti junni électeur moo fi amoon tey ñaar fukki junni ak juróom-ñaar moo am ci élection bii di ñëw janvier 2022 loolu wane na ne commune Tivaouane Peulh Niaga màggaayam benn la ci Sénégal ministre tey bi ñu wëree nee na ma seen jafe-jafe xam naa yaa ngi koy dund waaye tey laa ko gën a dund président conseil départemental nee na ma mais ndax dafa gis lu ñu daj biñ duggee Niaga jógee Niaga jaar Sokabek jaar Namora jaar Tivaouane Peulh loolu yëpp tali amu fa mu metti lool mu jël téléphone am ci saa si daal di woo ministre Mansour Faye wax ko mu woo directeur Ageroute mu ne ko non maire bi waxu leen lépp am na tali yi ñu koy tàmbalil mais nag maa bëggoon mu demee noonu pour que affaire bi gën a saf kon tey jàpp naa ne que autorité état bi ñu ngi gën a dund lu ñuy dund ñun muy benn ñaareel bi macha allah xool leen tey caravane bi li fi xew dugg nañ génn nañ jàmm ndax kat mbooloo bu toll nii ak oto yu toll nii fu muy faral di dugg lu nekk mën na fa xew sant yàlla bu baax que dugg bi génn bi yëpp nekk ci jàmm santaat yàlla bu baax ndax ay nawle bu ñu la seetsee muy ñoo xam ne ñoom ñoo jiite coalition Benno Bokk Yaakaar ci Sénégal ci département dafa rafet bu ñu la seetee sa askan génn won leen wax yu rafet dugg nañ ba génn dégg ñu fi benn wax bu ñaaw kon loolu tamit am na lu muy wonee beneen bi responsable yi nga xam ne waroon nañ ñëw fekkee ñëw nañ kenn manqué wul ma ciy rafetlu seen taxawaay président Oussou jërëjëf Boubacar Ka jërëjëf Mamadou Amel jërëjëf ci kaddu Tivaouane Peulh Niaga ñëppaa ngi fi ñoom Mamour Kane ñi ngi fi ñoom Ahmed ñi ngi fi ñoom Maysa ñoom Pablo kenn manqué wul pël bu rafet muy Dembe ñëpp ñëw nañ jeunesse bi ñëw na jigéen ñi ñëw nañ ñëpp ñëw nañ li ma ci retenir mooy lan mooy ñun commune Tivaouane Peulh Niaga xam nañ suñu bopp xam nañ suñuy jafe-jafe xam nañu aussi suñu potentiel xam ngeen tamit seen maire donte bu doon seen sago bu doon sama sago lépp day matal tey mais nag yàlla ko tudd commune la boo xam ne commune bu bees la ñoo xeex découpage bi ma nekk premier maire am lu ma jot a def am lu ma bëgg a mottali moo tax may jàkkaarloog askan bi di leen di ñaaxaat ne ko bu leen kenn këf développement dañ ko tàmbali ñun li ñu bëgg mooy àggali suñu yéene ci Tivaouane Peulh wutuñu keneen mu ñëw fii di jéem a tandus pour xool fan lay jaar li am solo nag mooy ni ngeen ko gisee tey na saf sàpp noonu rek ba le 23. donc gis nga jafe-jafe yi comme ni nga ko waxee gis nga la defee nga faluwaat gis nga doon priorité pour commune. waaw xam nga sama priorité day benn secteur boo xam ne du sama compétence mais dama ci taxaw mooy ndox ndax nit bu amul ndox amul jàmm tey am nañu programme 50 millions boo xam ne programme ndox la encore pour renforcer ndoxu Tivaouane Peulh am nañu ay programme adduction d'eau yoo xam ne si yenn village yi la mais n'empêche gis nañ ne que dafa am loo xam ne askan bi bëgg na ko mooy pompe yi dañ koy généraliser pompe yaa ngi nii jël nañ programme spécial boo xam ne tàmbali nañ ko
chaque bis ñu ngi dugal lu ëpp juróomi pompe ci Tivaouane Peulh ak ci gox bi pour que ñu mën a dajale dëkk bi yëpp ku ci nekk mën a au moins bàyyi root teen di ubbi robinet ba ci kanam. ndox bi nag comme ni courant bi ñëwee benn poste courant moo amoon fii ci Tivaouane Peulh tey ñaar fukki poste courant mi ngi tàkk ci Tivaouane Peulh su mu ne ci commune bi sax lu ëpp 40 poste courant muy ñeent fukki poste courant ñi ngi tàkk ci commune bi. ñaareel bi ndox bi ku gis li nga xam ne mi ngi xew Tivaouane Peulh jamono yi ak chinois yi dugal tuyau ndox yi ngeen xam ne ndox baa ngi ñëw ci zone bi incha allah doole boobu ndox bi di duggee doole boobu lay duggaat ànd fépp ci koñ bu nekk ci Tivaouane Peulh ci koñ bu nekk ci ñàgg ci koñ bu nekk ci gox yi ko soxla pour que ndox bi ñu mën ko am. dama ne nañuy toog di xalaataat di xam fan la Tivaouane Peulh nekkoon démb ak fan la Tivaouane Peulh nekk tey te ñu bàyyi waxu politiciens yi dara baaxu fi dara baaxu fi dara baaxu fi wàññi booy gis ci benn lay tàmbali. Tivaouane Peulh nag wax dëgg neex yàlla ñi nga xam ne dañ fiy faral di bari tànk saa bu ñu fi ñëwee ñëwaat dañ ne ah Tivaouane Peulh ngi avance kon nañ ci bàyyi xel macha allah Tivaouane Peulh am na tey garage bu bees Tivaouane Peulh ñi ngi àggali marché bu bees Tivaouane Peulh am na ay salle de classe yu bees Tivaouane Peulh am na éclairage public boo xam ne mi ngi dugg Tivaouane Peulh am na ay yoon yoo xam ne ñu ngi dugg tey pare nañ yoon bi jógee Tivaouane Peulh dem Sokabek mooy yoon bu weex bi incha allah yoonu Ageroute mi ngi ñëw ak goudron bi mais beneen bi yoon bi jógee woon tamit Tivaouane Peulh di dem Niakoulrab tey lay pare wala suba yeneen yoon yi ci biir dëkk bi aussi ñi ngi ñëw yoon bi jógee Tivaouane Peulh dem Apix aussi pare na mooy bi romb garage bi kon déjà les voies d'accès yi permettre Tivaouane Peulh mu ubbeeku bii dem Apix bii dem Sokabek bii dem Niakoulrab def nañ ko kon Tivaouane Peulh ubbeeku na fu mu nekk nii jaratul ngeen di def yenn wëri-wëri yi pour mën a àgg mais léegi voies internes yi Boubacar Ka bi tàmbali woon na ko mooy yoon yu xonk yi mais gis nañ ne que day indi poussière moo tax ñu arrêté ko dem ci yoon yu weex yi boo leen demee Tivaouane Peulh tey na ngeen ko xool camions yi commencé nañu arrosage yi mooy yoon yu weex yi dañ koy arrosé ba mu ne kekk taxaw bis bu nawet ñëwee nag ci ngeen di xam njëriñ bi ndax bu xase ba tooy ba mandi bu xase ba matt day mel ni xeer mais bu leen fàtte aussi que gis ngeen voie de connexion yi ñu defar nii suñu intention mooy suba ñu pavé ko defar ay pavé am unité de production ci commune bi buy produire ay pavé ñu toppat tali yu weex yi ñu defar yëpp ñu teg ko ay pavage bu boobaa couche bi ñu def nii moom la ñu woowee ci tubaab couche de base mooy couche bi dëgëral bu xasee bu dëgëral rek nga teg nag pavé bi ci kaw bu boobaa tali yu bëri yi ngeen gis dafay am pavé waaye Promoville mi ngi ñëw Ageroute mi ngi ñëw ndox baa ngi dugg voie de connexion rapide yi ñi ngi ñëw mais ku ne Tivaouane Peulh doxul yow la neex Tivaouane Peulh bu doxuloon tey gars yi duñ jógee Dakar ku jógee Dakar ñoo dëkk si fii lan moo tax Tivaouane Peulh électorat am di yokku parce que ñëpp fii lañ bëgg a ñëw éclairage public bi ñu ngi ci insécurité bi wax nañ ko gendarmerie dina fi tabax benn brigade bu mag ay éléments yu doy nekk fi comme ça bu boobaa bu askan bi xamee ne que gendarmerie mi ngi fi di def ay patrouille tout le temps insécurité bi dana wàññeeku. oui ñu bëggoon xam ban appréciation la Omar Gueye am par rapport ak tali yi nga xamante ni defar nga ko avec ses propres moyens xam sa budget aussi comparé ak budget ban appréciation la si am si loolu. jërëjëf wax dafay leer ministre Omar Gueye dafa ñëw gis ma may defar ay tali mu yëg ko ay nit ne ko Papis Diop de li muy def ci commune am ci tali yi ñun bëgg nañ ko mu woo ma ne ma dama bëgg nga jàppale ma ci tali yi ñu ànd liggéey ci ma boole ko samay waa kër ñu jàpp ci ñu defar tali yi mu defar Kounoune defar Kër Ndiaye Lo am yeneen zone yu mu defar kon tey bi mu ñëwee mu gis tali yi moom mi xam commune bi dafa ne macha allah monsieur le maire macha allah dem beeg dikk baa ngi gën a yomb waaye nag jël naa engagement tali yu ñuul yi moom maa ngi ci taxaw léegi ndax li ma dund nii comprendre naa lan moo tax toujours ngay kaas ci tali yu ñuul yi mais tali yu weex yi askan bi kontaan nañ ci tali yu weex yi tax na léegi oto mbalit dafay dugg tali yu weex yi tax na léegi bu ko am malade mën nga dugg ci oto nga dem tali yu weex yi tax na léegi wax naa ko léegi oto mbalit di mën dugg ambulance di mën dugg tali yu weex yi tax na léegi ku lay ziar ak fu mu mënti ñëw mën na dawal otom ba jege la soog ko dugal buñ ko xeeb te nee naa njëriñam encore mooy nawet ñëw bu tawee pare ba mu toog ba mat ngeen gën a xam njëriñu tali yu weex yi. donc adduction d'eau bi aussi ñu dégg ni dem si financé plus de 59 millions mu nekk loo xam ne mi ngi en cours
xaaroo ko ngay accélérer ak ay pompe émergente jox ko ku ñuy wax Mamadou Amel lan moo tax accélération boobu. jërëjëf du sax 59 millions 51 millions la. xam nga lu ko indi ndox gaawul ay service technique ngay jaar donte song nañ ko am na partie boo xam ne jot nañ ko dugal mais gaawaay bi ma bëggoon jotewul demee noonu Fallou mi bokk na ci ñi ma ko wax Mamadou Amel mi moo njëkk a ñëw nee na monsieur le maire ba nga saafara problème mu ndox bi d'urgence mu ne ko waaw mun ma defal pompe électrique yi ma rafetlu ko ma woo délégué de quartier yi ñu waxtaan ci am na ñëw ne ma déedéet monsieur le maire booy dugal pompe électrique yi fii coow ngay indi ndax askan mi nee na kon loolu nga leen yéene mu ne ko Mamadou kon nañ ko ñëw ci ndox bi mais bi ñu commencé dugg ci terrain bi ci temps campagne bi ma gën a sentir ne que askan bi ñu ngi koy laajte ma ne ko Mamadou tàmbaleel 50 pompes xaalis baa ngi nii demal teg du mairie bi de maa ko fay sama poche maa ko defal doomu aadama yi jàpp naa ne 50 pompes yi bu duggee Tivaouane Peulh ah dana am zone yoo xam ne jafe-jafe bi day wàññeeku waaye dolli ci nag ñu ngi travailler ci robinet yi ak Mor Dieng normalement demain après demain am na yu war commencé ubbeeku di xelli ci ndoxu SONES bi nga xam ne ku bëgg a naan ndoxu SONES ah mën nga yóbbante ay bidon ñu rootal la ndoxu SONES loolu ndoxu naan la nga def ko sa frigidaire ndoxu sangu ndoxu fóot ndoxu raxas ndab mu nekk beneen ndox bi sama système loolu la mais gis nga système boobu du passé juróom benn weer parce que programme mu KMS 3 bi président Macky Sall tëral du ay tuyaux yu mag rek de tuyaux yu mag la mais dafa ànd aussi ak programme spécial bu SONES tuyaux yu ndaw waaye xam nga doo teg tuyaux yu ndaw di xaar ndox bi buy ndox bu mag bi wala ngaan rek branchement yu ndaw yu dugg kon Tivaouane Peulh ni courant bi duggee incha allah noonu lay ndox bi duggee noonu lay yoon yi di duggee jërëjëf mais yéen seen question yi c'est bon hein